three, four. yu ñaata lay jaar ñaata ngeen jëndee tàngal bi. fukki dërëm. fukki dërëm fukki dërëm. ci boutique bi benn fukki dërëm. fii nii si awa. fii laal xale yi ñi li ñuy def nii. dañu foonante. dañuy foonante. dañu foonante. bu ñu neexee ñu foonante bu ñu neexee ñu kii. xanaa ay góor ak jigéen lañ wala. ñu boonante góor ak jigéen kii jigéen kii góor. kii ñii nag ay lan lañ. kii jigéen. xibaar yi dañ koy tàmbali ak direction du commerce nag di exiger daal bonbon yooyu ñu naan bonbon de la débauche amoon na ay photo yu xaw a doy waar ñu génne ko ci marché bi ci loolu dañ ci teewlu explication directeur du commerce du wuyoo Omar Diallo ci micro Chérif Dia. ñun commerce intérieur ministère du commerce gis nañ ni que produit boobu c'est un produit alimentaire te comme ñun ñoo fi nekk pour veiller à la sécurité sanitaire du consommateur pour protéger consommateur bi aussi lépp lu ñu gis ci marché bi loo xam ne ni dafay indi lëndëm ak lënt ci pour consommateur bi ñun dañ ci war a taxaw donc produit bii nii nu mu bindoo ñaari fànn yëpp ñun yoon may nañu ñu xool ko benn bi comme li mu wax comme produit alimentaire la parce que ay bonbon la dañ koy jëfandikoo mu dugg ci biiru nit war nañu ko saytu xool ndax produit bi jaar na fu mu war a jaar d'abord ñaareel ba aussi mooy ñu xool gannaaw moom message bi muy véhiculer ak niñ koy façonné dafay andi jiixi jaaxa ci xelu nit ñi donc loolu la ñuy wax ni que semer le trouble dans la conscience du consommateur te loolu loi bi daf ci jóg donc ci ñaari fànn yooyu moo waral man ma instruire samay service pour que ñu wàcc ci terrain bi fépp fu ñu gis produit boobu nañ ko d'abord retirer du marché saisir ko bu ko defee nag ñun ñu mën a topp xool fi nga xam ne ni buntu yooyu la jaar pour dugg fii ci Sénégal topp ki nga xamante ni moom moo ko indi importé ko ñu xool ndax ni mu ko importé fii ci Sénégal jaar na yoon waaw wala déet mais quelle que soit situation bi produit bi ñun duñ ko bàyyi ci marché bi fépp fuñ ko gis dinañ ko retirer voilà et que bon ñu mën a protéger davantage les consommateurs surtout xale yi nga xam ne ni suñuy doom lañu ñun dañ leen war a assurer une éducation de qualité selon des valeurs yoo xam ne ñun sénégalais yi ñun loolu la ñu xam. waaw mbir moom nag duñu tàyyi di ci wax Aïssatou démb wax nañ ko ci plateau bi c'est vrai que direction du commerce jël nañu ndogal waaye tamit direction du commerce moom mais problème bi mooy lu tax ils sont tout le temps dans la réaction. man loo métti mooy mais ñoom dañuy nalaw wala seen métier xamuñu ko wala ils passent tout leur temps à prendre une pause interminable mais d'abord lii naka la mun duggee Sénégal bañ koy commercialiser. c'est très grave lii normalement xam nga daf may fàttali yaa ngi fàttaliku fàttali amoon na ay temps les dosettes là d'alcool. dosettes yooyu. ñu koy jaay ci école yi ak yooyu. mais xale yu bëri. fukki dërëm. xale Jakarta regarde gestionnaire yi nga gis léegi nii nga xam ne 100 jeunes ñi affiché wu ak seen ay fruits champagne tout ça. mais foofu la ñu jël mooy xale yi nekkoon dëkk démb ñu leen di jaay les dosettes d'alcool comme ça. devant l'école c'est ça mais lii Macky Sall dafa war a sévir quand même mais ça c'est très grave. parce que ñii la responsabilité incombe exclusivement à la direction du commerce intérieur. ñii dañu leen war a dàq. c'est ça la vérité. parce que ça c'est très lii bu amoon beneen dëkk beneen réew. mais tey jii direction du commerce A ba Z ñu fa nekk ñëpp la ñuy dàq. parce que ñii mais perversion bi. mais problème bi mooy ñi ngi ko doon wax je pense que Mame Mactar Gueye tamit wax na ci lobby yi faral di yëngu ci wàllu. mbir yu demee nii dañoo xaw a am doole nekk ci ay niveau yoo xamee ni parce que yéen ngi dégg directeur du commerce mi ngi wax ni que dinañ def enquête après pour xam mais lii est-ce que jafe na sax pour def enquête pour xam ñan ñoo nekk à l'origine de ça. ñi ko fi dugal lan moo nekkoon seen motivation. mais xam nga metti mooy comme li ñu wax léegi nous sommes quand même à l'ère des antiques des réseaux sociaux et tout ça lii sunu doom yi waruñu toon sax teg bët. parce que bii boo xoolee si bas âge lañu commencé di pervertir xale yi. léegi yow nga jël xale yi
da leen woon xoolal image bi nga mën ne seetlu ma ko woon kii ubbi di xool di ci regard ci biir léegi ba pare xoolal li ñu teg mooy déjà question de genre ñu teg kii LGBT bi teg truc wala leen ne genre il y a une diversité une multitude de choix et cetera mais ça même dans les pays même choix de code couleur bi tu vois mais ça même dans les pays où l'homosexualité est légalisée ça veut dire que mais regarde tu sais cher ça c'est de la pédopornographie qui est extrêmement dangereuse et très durement sanctionnée dans les pays développés où l'homosexualité est légalisée. Donc pourquoi nous nga xam ne l'homosexualité n'est même pas tolérée chez nous, pourquoi ñu bëgg a yàq suñu xale yi dem ci élémentaire primaire bi crèche yooyu dina ko jox ba pare mais ça c'est très grave. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci plateau mi-journée bi fii ci Walf TV tey ñi ngi am mbégte di dalal Mame Matar Gueye Mame Matar Gueye mooy vice-président ONG islamique Jamra jiite aussi parti bii di RDS Rassemblement démocratique sénégalais Mame Matar ñu ngi lay nuyu. waa kay di la fay nuyoo di sóoraale ci nuyoo bi wala boog ma di leen ci jiital mbokku téléspectateurs yi. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax si li nga wuy si suñu invitation alors actualité bi nag fan yële li ñu si doon waxtaanee mooy wàllum UNESCO bi nga xam ni nee nañu dañ fa bëggoon dugal éducation sexuelle ci école yi war ko doole nag ci école yu ndaw yi xale yi xam ni ñu ngi soog a dugg école. Jamra nekkoon à l'avant-garde de ce combat mais développement bi si mujj mooy président de la République le 31 décembre bi passé bañ ko laajee dafa ne waaw moom sax bon xamul woon sa loolu nu mu fa demee mais en tout cas loolu il est inadmissible te tamit Sénégal duñu dugg ci loolu est-ce que réponse du président de la République dal na seen xel. jërëjëf Pierre d'abord ñun dañuy sant yàlla bi nga xam ne suñu borom dimbali nañu ba ñu sàmmoonteeg baat bu tedd boobu di suñu maam bi ñu bokk ñun ñëpp di Kocc Barma tàmm di wax muy magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko naka jekk ñun artu woon nañu ndax wala dafa wax ne ku artuwul di nga atte maa ngi jël à témoin la presse écrite ci benn bataaxal bu ñu leen yónnee en date du 17 février 2018 tudd turu soxna suñuy wax Audrey Azoulay moo ko signé moo doon directrice générale bu UNESCO daf koy yónnee mboolem réew yi nga xam ne ñu ngi bénéficier ci ndéwénal bi leen di UNESCO di jox muy benn aide financière ci wàllu njàng meeg wàllu culture xët la bu def téeméeri page ak juróom benn fukk ak ñeent ne yooyu yaay li leen tax a jóg mooy joyanti njàngami ak njàngale mi xam nga loolu éducateur rek père de famille bu ko dégg sa xel day sa njort day rafet waaye boo xuusee si document bi rek li Kocc di wax rek ne ku wax feeñ moo leen mujj dal ndekete yoo dugal nañ ci ay xët yoo xam ne nee nañ dañuy jàngal tout tànk yi ñu ngi koy tàmbalee 5 ans la maternelle ba ñu nekk ca daara yu kawe la di leen jàngal lay xew ci néegu sëy loolu lu ci yoonu xale bu am 5 ans 6 ans 7 ans bu ñu yemoon ci loolu sax ñu mën ko sooxaale waaye dañu tàmbali ne leen ni góor amee jigéen am xale yi war nañu xam ne am na ay xeetu doomu aadama yoo xam ne gisuñu seen bopp ci góor gisuñu seen bopp ci jigéen ñooñu war nañ leen may ñu doxal seen àq ak seen yelleef muy borom ñaari tur yi loolu la Jamra waxoon. tolérance waaye nag jàngal xale yi wala. ba pare naan leen nag ñooñu na ngeen leen muñal ngeen xam ne ni góor amee ay sañ-sañ jigéen am ay sañ-sañ ñooñu tam noonu lañu amee ay sañ-sañ kon nag ñu ngi tàmbali woon ci këyit gi heureusement jàllul waaye bu jàlloon pour xamal xale yi ne Walfadjri dañu rëy làmmeñ Jamra rëy làmmeñ rek waaye ngóor jigéen aayul c'était pour yóbbu leen ci boobu acceptation alors ñu alerté waaye sa benn naataangoo dóor ñu benn éditorial daal ne Jamra day nu mu tuddati lu ñu yëkkati rek danañ ko réyal ba maara day musi malheureusement nag seen raxas day fëkk ndam mu ngoog raxas yow kay yaa ma gën a dégg wala sax ndekete malheureusement la ca kanam rawuli bët alors loolu moo mujj am ndax ñoom ren yóbbantewu ñu binduñu ñoo ñëwal seen bopp daal di dajale ay kàngam ci wàllu wér-gu-yaram wàllu syndicat wàllu ñu yore genre ci ministère yi fii ci la Petite Côte de Saly daal di dëggal la nekk ca document ba waaye la ca gën a metti nag pour gën a dëgëral seen théorie wane ne li dara aayu ci amuñu ku ñuy joxe comme reyukaay lu dul le premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel bi nga xam ne moo taxaw ca télé ba ne man borom ñaari tur la am na sama benn far bu ma yàggoon a nekkaaleel mu di l'architecte belge Gauthier Destiné diggante bi dañ ko war a daganal le 15 mai fii ci
hôtel de ville du Grand-Duché de Luxembourg te nag mujj nañ takk sëy ba seen bàjjen bu góor bi di Charles Michel le premier ministre belge teewee ko ak 200 invités de marque mais loolu fa la gars yi waroon fop seen bagage génn a dem waaye nag li am solo te Jamra ngi leen ci gërëm waa G7 wane nañ fa une posture de dignité ndax bu fekkoon dañu gedd nii rek dem UNESCO capable na sa ëllëg sa def conférence de presse naan voilà li ñu doon coow a ngi nii du syndicat yaa ngi nii expliqué nañ leen ko comprendre nañ ko waaye heureusement ñoom fësal nañu seen désaccord. waaw même Matar état donné que ñu dañoo nekk société boo xam ne lépp lu aju ci wàllum sexe dafa nekk tabou si suñu famille yi rarement ngay gis yaay wala papa buy woo doomam di waxtaan ak moom ci wàllum sexe di ko si yar est-ce que loolu tamit ñu jàngale ko ci école yi du compenser manque bi nga xam ne am na ci kër yi. waaw man je dois dire que en 68 mu ma fekkoon lycée de la Fosse amoon nañu benn professeur d'éducation civique franco-allemande la ñu di ko wax madame Kugler amoon nañu benn volet d'éducation sexuelle waaye nag sur le plan de la physiologie et de l'anatomie di ñu xamal nu doomu aadama bindoo bu dee góor la nu mu bindoo bu dee jigéen ak di ñu xamal les cycles menstruels ak si yooyu donc ci wàllu xam-xam wàllu science naturelle la woon. waaw parce que xale yi ko jàngul ci école yi dem jàngee ko ci mbedd. voilà bu yemoon foofu daf leen di yokk xam-xam ci kéemaanu yàlla ci diggante ñaari way dencante waaye ñi yemuñu ci loolu dañ ci tëxëñ lu tey xel mooy borom ñaari tur dara newu ci yéen xale yi na ngeen ko nangu na ngeen leen toléré alors ñi di ko sàggan nag te ñoom nii la ñu tàmbali woon Gabon am nañ fa ndam Gabon sukk na daanu daganal nañ fa ngóor jigéen Assemblée nationale voté na loi bi le 23 juin 2020 le Sénat gabonais validé na ko le 29 juin 2020 Centrafrique daanu na Île Maurice daanu na kii sës rek ci ñun muy Cap-Vert daanu na fenn la lobby yi échoué mooy Mali ginnaaw yàlla ak taxawaayu imam Mahmoud Dicko moom comme que intellectuel la mu jàng xët wi gis ci liñ ci dëxëñ ci biir ci wàllu LGBT ci la woote mbedd mi xutba ba noppi ne na ñëpp wàcc ci mbedd mi ajjuma ba sa topp mu tollanti ko 3e ajjuma bi rek IBK daal di ne waa d'accord nañ leen toog waxtaan dinañ dindi le manuel parce que manuel bi non manuel bi manuelu scolaire bi nga xam ne le gouvernement des Pays-Bas moo ko financé mooy exactement bu mel nii nga xam ne moom la UNESCO bëgg dugal alors que les d'accord ne dañ ko retirer ne ko bul yam ca loola la ñu la fi posé woon il y a 2 ans faale wooñu muy code de la famille rocc ko ñu daal di rocc ñaar yëpp mais c'était trop tard parce que le pays était devenu ingérable militaires yi génn ci caserne yi profité ko coup d'état ko kon ñii fu ñu dem déstabiliser dëkk la ñu mën kon nag li ñuy ñaan président Macky Sall tonton bi est-ce que dal na seen xel. tontu ba mu tontu woon Obama yàlla dogal na c'est derrière nous ay on n'est pas encore prêt parce que ba on n'est pas encore rek kooku ça sous-entend xëy na jamono dana ñëw on sera prêt tontu yooyu na ko bàyyi nii mu tontu 31 décembre bi mu jàkkaarloog presse yi ne ñii liñ fi bëgg a dugal dëppoowul ak suñu ngor dëppoowul ak suñu caada dëppoowul ak suñu diine bu fekkee financement moo tax wala ay projet nañu fab seen këyit UNESCO ak ñoom seen dem seen yoon loolu c'est ferme waaye na ci ngoy bu mu soppeeku parce que bu ci ngoyee rek ñu may ko jàmm naataangoom ba lay jiite woon ndem Zimbabwe ndem si yàlla si Robert Mugabe noonu la def ñu may ko jàmm parce que boobu David Cameroun moo ñëw sommet Commonwealth en janvier 2015 daal di leen dajale rek ancienne colonie yi ne leen waaw yéen a ngi góorgóorlu ci démocratie liberté d'expression pluralisme médiatique ak yooyu multipartisme et tout waaye nag aide au développement bi donte le dinañ ko continuer mais dinañu beral loxo ña nga xam ne ñu ngi jox borom ñaari tur yi seen ak seen yelleef ci la Mugabe jóg tontu bu ñàkk teggin ba pare ne ko go to hell va en enfer bu ñu fi waxati lu mel mukk keroog lañ ko gi jox lu mel noonu. wax ñun nag waxuñu Macky Sall. imagine Macky Sall wax Obama wala Macron Macky Sall mënul waxee noonu waaw moom mënul waxee noonu ndax deret ji daw suñu yaram ñun Sénégalais mooy daw ci yaramam muy teggin diplomatie kersa waaye fermeté bi mu def. ak face à la presse fermeté bi mu defoon ci sommet francophonie bu Antananarivo daf leen ne lu tax ngeen yaakaar ni parce que yéen daganal ngeen góor jigéen rek dafa war a nekk loi universelle ngir yàlla ni ngeen nekkee état souverain ñun noonu lañ nekkee état souverain kon nag na ngeen ñu nangul ñun sañ-sañ ñuy nas suñuy sart nañu ko bëggee kon nag na ngoy ci loolu ñu may ko jàmm may ñu jàmm. lan moo tax lobby homosexuel yi ak maçonnique yi yëpp Sénégal bu ñu fëggee benn porte ñu tëj ko rek ñu jëm ëpp porox ndoll bu ñu duggaatee. ah mooy tontu yu yolom yi rek. on va voir on n'est pas encore prêt waaye bu dee bàyyi na ko ñu may ko jàmm te nag gëm ni UNESCO Banque mondiale Fonds monétaire yoruñu añ yoruñu ndékki yoruñu reeru Sénégal
suñu añ ak suñu reer suñu ndekki suñu borom a ko wax suñu borom a ko yor moo ko wax ci alxuraan walillahi xazaa'inu samawati wal ard les trésors des cieux et de la terre ci sama loxo la ne man subhanahu wa taala waaye dafa am lu mu ci teg de walakinna al munafiqina la yafqahun waaye loolu nee na malheureusement naafeq yi mënuñu koo xam